alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab walam yaj'alahu iwajan wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa maulana wa shafiana wa habibana sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa xulafa rashidin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi din. mbokk jullit yi ñu ngi del si waat ak yéen ci guddi àjjuma bi xam ne mu ngi tombé le 3 juin 2021 muy le ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru shawal 1442 hijriyan. ñu ngi toujours rek ci les sourates avec sigle. ñu fàttali rek ne 29 la voilà ñu ngi ci suratu Maryama defoon nañu 3 tey 4e bi la ñuy def ci barke ne ci waaw comme ni mu ñëwee ni ñu waxee woon au début. Surat bi dafa bari ay récits dafa bari ay nettali waaw bi nga gisee Zakaria Yaxya Maryama Isa ibn Maryama waaw ki ci tegu mooy ponkal la waaw ba'da auzu billahi mina sheytaani rajim. balaa ñuy tàmbale rek ñu wax ni mbub mii ma sol sama doom maam soxna lii moo ma ko yuppil kontaan naa ci bëgg naa ci maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko sutura defal ko teraanga te moog borom këram yàlla ritaxal diggante bi ba mel ni laalo ñu am ci njaboot gu bari te barkeel ñu fekk lépp te tal ko te kenn bañ cee manqué mu ànd ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba'da auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. waskur fil kitaabi mu ne nga fàttaliku yow njol màkka fil kitaabi ci téere bi alquran ibrahim innahu ni ki moom siddiqan mooy ku dëggu la woon. maam Ibrahim ku dëggu la woon nabiyan ba pare nekk prophète waaw kon li ma daan wax toujours rek mooy waaw tout nabi waaw tout nabi n'est pas mursal mais tout mursal est nabi waaw mooy mun nga nekk yonent te yàlla fekk du la yónni voilà mais mooy nabi waaw ki nga xam ne yàlla da ko yónni nag mooy mursal. waaw am na ci ñoo bo ils sont 313 124 000 la ñu au total bon ay nabi ay mursal 313 yi moom ay mursal la ñu mais 25 la alxuraan tudd. moo tax rek mu wax ni ba'da auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waskur fil kitaabi ibrahim fàttalikul ci téere bi ibrahim innahu ni ki moom siddiqan nabiyya mooy yonent bu dëggu woon la. lu mu la wax rek looloo nekk mooy verset 41 is xaala ba waxee li abihi ñeel baayam yaa abati yow sama baay li ma ta'budu lu tax ngay jaamu maa laa yasma'u loo xam du dégg loo xam ne dafa tëx nga koy jaamu wala yubsiru tamit dafa gumba mooy du gis waaw nga koy jaamu wala yughni te amalu la njariñ anka ci yow shay'an dara c'est le verset 42 waaw mu waxaat ko encore yaa abati inni ni ki man xat jaani walaay dikke na ma minal ilmi xam-xam waaw maa lam yaatika xam-xam boo xam ne yow amoo ko wax dëgg yàlla parce que moom prophète la woon nabi la woon mursal la woon waaw. Moussa day wax waajuram bi nekk ci lëndëm mooy parce que waajuram bi dafa nekk dans les ténèbres waaw que borom bi subhanahu wa taala kenn la kenn waru ko indil ndend waaw kenn waru ko indil associé waaw moo tax mu ne ko fa tabe nii topp ma ahdika ma jubal la siraataka yoon sa wijan bi nga xam ni mooy bu jub xocc bi mooy la voie rectiligne la voie de la rectitude waaw siraatakal mustaqim waaw mooy booba bu borom bi subhanahu wa taala waaw muy verset 43 muy wax ni yaa abati yow sama baay laa tabudu seytaan bul jaamu seytaan inna seytaan wóor na ni seytaan kaana nekk na li raxmaan ñeel borom bi asiya di ko moy weddi ko voilà c'est le verset 44 mu waxati encore yaa abati yow sama baay inni ni ki man ak xaafu ragal naa an yamasaka ba jàpp la ba dal ci yow azaban mbugeel minar rahman mbugal pas mbugeel mbugal waaw minar rahman tukkee ci borom bi borom yërmande fa takkuunu nga nekk li seytaan ñeel seytaan wala yéen nga nekk un associé di diable
waaw un suppôt un allié mu ngo seytaane li mu bugg réel doomu adama nga ko ci jàppale waaw maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam c'était un prophète juste et sincère waaw qui exhorte moo dafa daan waar son père à ne plus adorer des statues sourdes aveugles et de surcroît inertes mooy li ñu waxoon sànq rek moom la ñuy waxaat en français parce que tamit du ma dañ di wax ni bari ñoo xam ne ñii wolof bi duñ ko dégg comme ni ñu koy déggee ci français de temps en temps tamit day baax nga wax ko ci français voilà moo tax rek mu ne des statuettes qui ne te servent à rien lui disant qu'il avait reçu une science de son Seigneur et que s'il le suivait il le dirigerait dans la voie de la rectitude moom laa waxoon sànq siraatal mustaqim en évitant d'avoir Satan comme maître et comme allié waaw il est un ennemi déclaré mooy seytaane c'est un ennemi boo xam ne dafa déclaré c'est-à-dire moom dafa wane boppam ba maam Aadama ba ko yàlla sosee ne nañu sujjóot moom dafa bañ boole ak yenn malaaka yi ne lànk du sujjóot parce que ki yaa ngi ko bindee ban mën nga bindee ma leer kon kii du ma ko sujjóotal xam nga rëy daal di dugg te yàlla moom bëggul rëy waaw loolu yàqal iblis waaw moo tax te iblis moo doon jàngal malaaka yi amul fu yàlla bind ci suuf rek te fekk tegu fa tànkam jàng fu borom bi mais gis nga affaire bu ndaw boobu rek moo ko yàqal moo tax rëy baaxul mu nekk ci yow rek bu yaboo nga fexe noo ko dindee waaw moo tax rek mu wax ni waaw ni ko borom bi waxee rek wax na Adama ak Hawa ci surat 7 mooy surat al-Ahraf le verset 22 waaw nee na te Satan taxaw pour induire en erreur sa progéniture voilà mu wax rek mu wa aqul est-ce que borom bi mooy wax nee na wa aqul est-ce que waxuma leen lakkumaa ñeel yéen ñaar inna seytaane wóor na ni seytaane lakkumaa ñeel leen yéen ñaar addu woon mu biin un ennemi déclaré moom dafa wane boppam ne dana topp maam Adama ak toute sa progéniture mooy képp ku mu meññ rek fexe ba dévier ko du jaar ci siraatal mustaqim te du sant borom bi waaw dafa mel ni nag xaw na réussir tuuti ci mission waaw mu wax xaala mu wax ko fa bi maa ak wayta nii waaw mooy ci saar bi ñuy wax nii suratul Ahraaf Iblis mooy wax xaala fa bi maa ak wayta nii ni nga ma toloxalee ni nga ma dégradé la aqudanna lahum siraatakal mustaqim dinaa fexe ba moyloo leen siraatal mustaqim summa laa atiyannahum min bayni aydihim topp ma dikk leen kanam wa min xalfihim dikk leen ginnaaw wan aymaanihim à droite wa an shamaa'ilihim dikk leen gauche wala tajidu doo fekk aksaram li gën a bari shakirin ñu lay sant voilà te dafa mel ni comme li ma wax rek xaw na réussir tuuti ci mission waaw parce que am na ñoo xam ne ñi dañoo bàyyi seen bopp waaw seytaane mën leen voilà xam nga wax na droite gauche devant derrière fii rek la waxul ci kaw parce que doomu aadama day yéeg jëm ci borom bi foofu noonu bu ko waxoon rek kenn du ko rëcc mais nag comme munul réeral ñëpp boobu du ko mën a wax voilà dafa mel rek waaw li ma waxoon sànq Satan réussi na une partie de sa li nga xam ne moom la ma bëtoon waaw xaala mu wax ko waaw mooy léegi maam Ibrahim mooy wax papam waaw xaala araghibun waaw est-ce que da ngay tifee fii waaw antaw an alihati ci sama yàlla yi nga xam ni yow nga leen di ŋàññ yaa Ibrahim yaa ngi ŋàññ sama yàlla yi la in lam yantahi bu fekkee dañoo di leen ŋàññ la arjumannaka dinaa la lapide mooy dinaa la sànni xeer di la sànni xeer ba nga faatu waaw wax jur nii maliya waaw moo tax kon sori ma wax ji ngay wax mu ngi may commencé metti waaw verset 46 da koy wax oh Ibrahim si tu ne cesses pas tes critiques waaw je te ferai lapider va je te bannis pour toujours waaw wax jur nii maliya mooy waaw je te bannis xam nga ni koy waxee ci wolof sax moo bi ça m'échappe waaw c'est le verset 46
waaw xaala mu wax salaamun jàmm alayka ak jàmm ak xéwal alayka ci yow waaw mu ngi ñaanal baayam xam naa ni waaw sa astaghfir laka dinaa sàkku jéggalu laka ñeel la yow rabbi borom bi innahu ni ki moom borom bi kana bi xafiya mooy borom bi sama xarit la waaw te je reconnais sa bienveillance waaw moo tax mu wax rek ne j'intercéderai néanmoins auprès de mon Seigneur pour toi car je reconnais sa bienveillance en moi xam na ni yàlla da ko baax la ci moom parce que moom da daan toog Moussa kalamullah Moussa Ibrahim xalilullah yàlla ko tuddee ba mu tuddee ko boppam dafa def nag lu tax yàlla tuddee ko voilà waaw papaam daal di koy wax ni éprouverais-tu de l'aversion pour mes dieux waaw papa Ibrahima daal di ree ba fees ay ree la ba feesoon daal en fait waaw papa Ibrahima boobu waaw tu ne peux pas les adorer waaw si tu ne peux pas les adorer et être agréé par eux cesse de les critiquer mooy bu fekkee yow suñu yàlla yi yow doo ko jaamu ñun ñu ngi koy jaamu kon bàyyi leen tranquille da nga bàyyi critique yi waaw moo tax waaw da ngay moo tax sinon mu ne ko rek sori ma sinon ma sàbbi la voilà sàbbi mooy moo bi ma rëccoon ma sàbbi la mooy dama lay lapider voilà waaye Ibrahima ak teeyam tontu ko sans offenser ko sans merloo ko waaw dañuy rapporté nag Ibrahima mujj génn réew moomu gannaaw bi Némrood mooy Néron waaw xel ko te mujjul mën dara ci moom waaw parce que papaam ak Néron ñoom ñëpp ñoo liggéeyu woon pour lakk imaam Ibrahim waaw histoire boobu c'est notre histoire bon dañuy jàll rek waaw moo tax waaw léegi mu émigré au pays de Cham waaw où il bâtit la mosquée sacrée mu dem Cham après tabax fa juma ju macha allah bu sacré waaw léegi nag après bi ñaari doom yi muy juddoo Ismaïl ak Isaac si la ñaan borom bi tabaraka wa taala ñu déglu ko waaw ñu déglu alxuraan li mu wax ci suratu 14 sur la suratu 14 suratu Ibrahim ci verset 41 gis nga ko 14 41 waaw palindrome la waaw 14 41 boo ko liiree ne muy 14 voilà waaw da ngay gis mu waaw ñaari chiffres yooyu waaw 14 41 mu ko comme li ma waxoon léegi palindrome mooy par exemple rotor ni ñu koy liiree de droite à gauche Abba le groupe Abba noonu nga koy liiree Kayak noonu nga koy liiree Matam noonu nga koy liiree voilà doo ko liiree nii liiree ko nii normal loolu mooy palindrome rabbana mu wax borom bi yow sama borom ixfir lii jéggal ma wali walidayya ak samay ñaari waajur walil muminina ak képp koo xam ni gëm na yow ma yaxumul xisaab bés bi nga xam ni mooy bésu réglé bi waaw c'est suratu Ibrahim verset 41 waaye maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam dafa mujj sonn parce que waajur boo xam ne bii dafa dem ba nekk fraction irréductible yéen ñi jàng mathématique xam ngeen ci luy fraction irréductible da ngay dem ba à un certain moment mënatoo ci dara waaw noonu koy bàyyi voilà moo tax rek mu mujj gàntañlu comme ni mu ñëwee ci suratu Tawba le verset 114 mu wax wa maa kaana nekkul istifaari Ibrahima njëggalu Ibrahima li abihi ñel baayam illa an mawidatan wa adaha iyahu dara rek promesse boo xam ne da ko waxoon ne ko dinaa la jéggalu sunu ma borom waaw moo tax il a tenu à cette promesse là moo tax Ibrahima ku sincère la ku jub la woon ku doon respecté ay engagement am la waaw moo tax na fan la maa tabbay na nag waaw bi mu demee nag ba mu leer ko nag lëxoo ñeel ko annahu niki moom papaam adduwun noonu la lillahi ñeel borom bi c'est un ennemi de Dieu waa tabara minhu mu daal di dañ ci moom waaw daal di koy bàyyi tranquille nag waaw génn ci moom bàyyi ko tranquille waaw inna Ibrahima wóor na ni Ibrahima la awaahun moom il était compatissant mooy boo amee lu la metti day ànd ak yow metti lu ko waaw xalimun ku nooy la woon ku baax la woon voilà
Maam Ibrahima demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت وكما تدين تدان والعاقبة للمتقين في أمان الله.